dama bëgg rek leeral lu waral lii indi coow lu rëy li muy li ñuy wax parrainage. Parrainage du lenn lu dul boo waree dem élection te suñu réew mu ngi ko bind ci atum 1992 boobu ak léegi 92 ak léegi yaakaar naa mu ngi bëgg a yàgg ñaar fukki at ak juróom-benn mu ngi ci constitution bi waaye boobu dañ ko jagleel rek ñi nga xam ne ay candidature indépendante nañ ñu ne leen yéen kat wala yéen boo leen bëggee nekk candidat élection présidentielle balaa ñu leen di nangu parce que dañu bañ ku jóge fële rek cëppi ñoo naan dama bëgg a nekk président de la république fekk ñaari nit topp ñu la te boo ko xësee nekk état bi dafay am obligation wut xaalis wut ay équipe télé jox la ko topp la ngay wax lu la neex ñaar fukki fan ak benn te loolu yëpp wutal la ay bulletin donc def ci frais bu rëy rëy élection yi ñu génn ñu ngi ci fukki milliards ak juróom-ñett législative yi fukki milliards ak juróom-ñett ñeent fukki liste ak juróom-ñaar yoo xam ni boo duggee ci bureau bi doo xam tax bulletin bi nga bëgg a watal fu mu nekk parce que salle bi day fekk dal kii bulletin couleur bu ne nga gis ko ba gis yoo xam ne finalement yëpp ay nu mujj nuru couleur tellement dañu bëri élection locale yi ñu génn 2747 ci ay liste presque ñetti junniy liste loolu mën na continuer bu yàggee démocratie bi day dee parce que mbiru koñ la woon mbiru nit ku jóg rek ne mën naa nekk candidat te loolu yëpp état bi daf koy supporter ñu gis ne élection yi ñu génn muy législative bu dul woon consultation bi ñu def ci conseil constitutionnel pour mu wane ne ku jël juróomi bulletin mën nga koo jël wote ji bu ñu doon def ñeent fukki yi ak juróom-ñaar yëpp ku ne war ko jël kon wote boobu daawul yegg kon wote député yi dañ koy reprendre maanaam ñu dépensé si fukki milliards ak juróom-ñett war ko reprendre ak jafe-jafe yi mu mën a indil réew kon boo gisee lii raam jëm si ñag bi da nga ko war a artu balaa muy indi musiba kon bu ñu paree législative yooyu dëgmal présidentielle 2019 bañ a def lenn mun nañu dem ba am téeméeri candidat wala ñett téeméer ndax parti ñu ngi ci ñetti téeméer tey ku mu neex rek nga ñëw nekk candidat waaw loolu ndax démocratie mën na permettre loolu parce que la muy yàq day rey démocratie d'abord programme dootul am waxtaan bu sell dootul am élection yi ñu génn ci législative yi yéen a ngi fàttaliku ne finalement ñaari minute lañ doon may liste bu nekk ñaari minute ndax liste yi ñoo bare woon ñaari minute xam nga mënoo ci wax programme donc ñeent fukki liste ak juróom-ñaar ku ne ñëw taxaw ñaari minute dem déjà mu ngi woon ci constitution bi waaye ñu ne rek indépendant yi ñoo koy def réforme bi ma ne léegi indépendant ak ku nekkul indépendant nekk ci parti ñoo war a yem àtte même pied d'égalité maanaam ki parti indi wala coalition parti wala indépendant ñoom ñëpp ñoo war a bokk àtte ku bëgg a nekk candidat daal da ngay am parrainage boobu la coow li yëpp lii la bu njëkk ba dañu ne woon 10 000 boobu Sénégal fichier électoral bi 2 millions la woon ak lu topp tey ñu ngi ci juróom-benn million ak juróomi téeméer junne peut-être dinañ dem ba juróom-benn million ak juróom-ñaar téeméer wala presque 7 millions on ne sait pas bu fekkee loolu am na nag ñu bàyyi comme neex nekk candidat su jafe-jafe amee ñun lañ koy accusé waat dinañ ne waaw gouvernement bi cuune la da nga ma xam mënuñ def dara parce que élection amul wala jafe-jafe am na loolu la moo tax ñu ne nañu def ni réew yu baax yëpp di def am na dëkk yoo xam ne ñaari candidat rek a fay am mooy États-Unis d'Amérique atum lëmm ku bëgg te bokk ci parti da ngay xëccoo ci biir ba ñu xam ne yow mi kat mbër nga même làmb ji sax booy dem kay am na ay poids plume poids moyen poids lourd yi jóg mais mënoo jóg rek benn làmb nga sifleendoo ñëpp taxawandoo kenn xamul kan mooy bëre kan loolu mënul nekk même làmb dañ ko organiser par catégorie waaw ñu bëgg lu toll na élection présidentielle ku war a jiite réew
xam ne benn nit lay doon yor destiné réew di décider budget réew fu ñu koy nu ñu koy defee di décider sécurité réew waaw ku jóg rek ne mën naa nekk candidat loolu mënul yenu maanaam donc du defuñu ko pour baare kenn barewuñu kenn nee naa d'ailleurs bi ma waa société civile seet démb bañ ñu toogaat waxtaan am na ñu may dégg ñu naan ñoom duñu toog ak président Macky Sall kon de dinañ sonn parce que pour le moment président Macky Sall moo fi ne te toogul ak moom toog ak gouvernement am mais looy def mbedd mi mënoo si toog parce que foog oto yi dem di dikk foog nit ñi liggéey ak a ñëw te kon loolu looy def nañu delloo si xel yi te xam ne réew mi mooy décider askan bi mooy décider politiciens yi du ñu décider keneen du décider askan wi ku nekk sa carte joxe bi nga koy joxe mooy tax confiance am ci kenn ñu fal ko loolu xam naa ko kon nag nañu rafetal jikko yi rafetal xel yi lépp looy def it am nga sañ-sañ jox ku ne jox nañ la ay liberté jox la ay droit wax la it noo koy exercer donc loolu tant que ñu ngi koy def jàmm rek ay am ku ne am na droit ne d'accord ma ci parrainage am nañ ci droit lu leen neex sax wax lu leen neex liberté boobu constitution bi garantir na ko citoyen bu nekk waaye nag du ma amuma majorité te majorité bi fi nekk du wote loolu du mën a am kooku mënul nekk en tout cas daal yaakaar naa ni am na réew mu tudd Tunisie élection yi la ñu génn juróom-ñaar fukki candidat moo amoon xam nga loolu bu ñu fa yegsee ci démocratie mu ngi bëgg a yàqu boo demee France ñoom ay grands électeurs la ñuy wax ay députés sénateurs mënoon nañ ko def mais bu ñu ne ay député kon ñi am député ñoom rek ñooy am avantage ma ne nañ dellu ci askan wi ku mu neex nga pare ne ku la neex ne man diw mi kat candidat bi man bëgg naa mu nekk candidat nga bind signé loolu kay warul andi coow ak xulo ku mënul am liñ ko laaj mu dem jàppale ku ko neex def nga amuloo c'est pas grave dama nga seet ci candidat yi am ku la si neex nga jàppale ko kon loolu warul am benn jafe-jafe warul am benn problème warul andi coow non plus maa ngi daal encore une fois wax nañu rafetal bëre bi parce que politique bëre la waaw bëre nag boo ci dem di dem ci làmb ja jóge fa di bàkku moo gën di dem di bàkku waaw ñun nag duñu bàkku waaye nag fas yéene nañu bëre yéene nañu bëre loolu moom lu leer la waaw moo tax nañu daal rafetal waxtaan bi bu ñu bëggee ñu wàññi 1% bi loolu dem ba tey mën nañ ko dégg parce que bu ñu dafa bëri mën nañ ko wàññi peut-être wàññi ci walaat wala genn wàllu walaat yooyu yëpp mën naa am waaye yow doo wax li nga bëgg te kenn xamul finalement loo bëgg te daal du fi amee nag moom du waxu dara donc vraiment maa ngi sant quand même société civile bi parce que dox nañu doxu jàmm te lu am solo la parce que bu dara amee coow am ñu jóg pour bañ daay am bon loolu lu jar a rafetlu la parce que aussi réew dafay am acteurs yu mel noonu waaye nag xam naa ne pour seen liggéey mën a yomb il faut que parti yëpp nag góorgóorlu jàppale leen ba nga xam ne surtout bu ñu ne parrainage itam kenn du ci am lu muy ragal lu koy war a mën a gaañ walla di ko gàllankoor ci ay parrainage am donc loolu je pense que waxtaan la bu mën a am ci diggante ñi ko seex maanaam xool lan mooy seen ragal lan la ñu ragal Sénégal fi démocratie am toll tey laaj na ñu am yuñ ci rectifier ñetti téeméeru parti du dëgg du yoon ci am réew bu toll Sénégal c'est pas acceptable loolu kenn waru ko c'est pas possible donc il faut ñu rationaliser parti il faut ñu rationaliser le jeu politique pour que non seulement alal ji ñu ciy dugal nekk luy wàññeeku mais surtout clarté mën a am ku ne boo amee sa programme nga ne réew mi kat man lii laa am lu ma leen yéene
te fii laa fas yéene jaar soo leen ma wóoloo ba ma liggéeyal leen li nga xam ne moom ngeen yaakaar te loolu bu mënatul am ci élection ndax candidat yu bëri ndax jaxasoo bu bëri mais élection amatul njariñ te danañ dem kon ba élection ñu yegg si fa bés ba lépp yàqu parce que kenn du mën a organiser élection yoo xam ne ku jóg rek mën nga nekk candidat ku jóg mën nga nekk candidat te loolu yaakaar naa ne rafetul ci démocratie Sénégal rafetul ci démocratie Afrique lii rek mooy coow li leneen amu fi te jàpp naa ne tam ku bëgg a gagné élection wax dëgg yàlla bu ñu la laajee téeméer bu ne benn lim kooku nag wax dëgg bu fekkee mënoo indi lim boobu war nga mën a noppal nit ñi tuuti dem ba mot téeméer bu ne benn lañ la laaj téeméer bu ne gootu pour la moo naan goot nga dem defaruwaat ba mën a am benn bi su ko defee après nga nekk candidat bu ñu mën a déglu loolu aussi dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla warul poser problème donc coow li yëpp lii la kon nag ñun pare nañ suñu wàll en tant que exécutif maanaam président de la république ak gouvernement am adopté nañu te it lu ko jiitu dañu def ay waxtaan yoo xam ne décembre ba mars ñu ngi ci waxtaan ministère de l'intérieur jiite waxtaan boobu am ñu ne ñun du ñu ñëw ci waxtaan boobu duñ toog ak yéen ñi nangoo ñëw toog ñii bokk ci opposition ñii bokk ci li ñuy wax non aligné maanaam féetewuñu nii ci pouvoir nii ci opposition ñii bokk ci majorité bi di waxtaan ba am blocage ñu wër seen biir ba wut personnalité indépendante ambassadeur Seydou Nourou Ba ñëw conduire waxtaan bi naxante ak ñoom ba ñu trouver ay consensus ak yoo xam ne nee nañu d'accorduñ ci waaye parrainage bi moom ñëpp nangu nañ ne war nañ ci def dara léegi nag ndax benn la ñuy wut wala benn bu ne 0,75 wala 0,50 loolu foofu lañ toll woon ñoom kon wax dëgg yàlla waxtaan amoon na ba mu war a amee te it war nañu tëj changement yëpp balaa ñu yegg mois de juin ndax bu ñu fa xësee yegg rek waratuñu laal ay réformes yu jëm ci élection yi kooku CEDEAO protocole am moo ko wax su boobaa tam ku ko def xam naa nag ñenn ñi dañuy bëgg di traîner di jéem a occupé ba ñu yegg si foofu ñu commencé ne waaw dañu dem CEDEAO cour de justice parce que président ak gouvernement bi ñu ngi jalgati ndax waroon nañ def réforme yi lu jiitu loolu kon lépp lu ñu def léegi dañ ko war a def comme ça ñëpp xam ne élection yii ñu dëgmal lii ak lii moo nii lay doxee mu leer nañ dafa war a leer balaa ñu dem askan wi dem xam bu baax nan lay doxalee walla bu ko defee je crois jàmm ne ñooy loolu rek moom laa bëggoon wax ci wàllu coow li am ci réew mi ñu xam ne amul benn galgal bu ci laqatu amul lenn lu ci loo xam ne dañ ko ci def lu dul di fexe ñu bañ ëllëg élection yi bloqué ndax ay candidats yu bëri te bu ñu deful dara loolu dana am waaw loolu nag nee nañu gouverner c'est prévoir te loolu yaakaar naa ne képp kuy démocrate képp kuy xool njëriñu askan wi war nga mën d'accord ci mbir moomu. ku nangul waxtaan nag wax dëgg yàlla sa liberté la bu ne man du ma toog ak yéen man de du ma la ci wax dara du ma la wax dara bëggoo toog ak man xayrul ma xool ñi bëgg a toog ak man ñu toog ak man ba bàyyi la sa ruq amul problème bëggoo toog continuer sa yoon ñu bëgg a toog waxtaan trouver consensus alors que lii waroon na mën a am ñëpp d'accord si waaye nag bu amul itam amul benn problème bu amul nag ñu appliquer démocratie mooy loi de la majorité parce que loolu aussi mooy démocratie ñu demee war a wote loi ñu xool ndax majorité am nañu ko pour changer constitution wala changer loi soo ko amee nga doxal sa majorité ni muy amee ci àdduna bi yëpp loolu donc noonu rek lay mën a demee te incha allah noonu lay demee